asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ngeen mi suivre seen chaîne YouTube bu Reubeuss TV tey vendredi 10 avril 2020 ñu indi leen seen journal coronavirus tey d'après le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé sur 195 personnes testées 15 ñoo ci positif ci biir 15 yooyu nag 15 yëpp ay contacts suivis lañu maanaam ñoo xam ne ñu leen doon topp du xool seen wér-gu-yaram fu mu toll loolu nag fu mu toll ni dafa indi bilan wu Sénégal ci 265 personnes ñoo xam ne ñoo amoon coronavirus bi 137 personnes tane nañu si ñaar ñu si ñàkk seen bakkan kenn lañ ci évacué ba fi ñu wax ak yéen ni nag 125 personnes ñoo nekk sous traitement kon dañuy jàngat ni tey jii alhamdulilah gis nañu ni ñiy tane gum muy 137 personnes ñoo ëpp ñi nga xam ne ñoo nekk sous traitement mu nekk jéego bu am solo de passage nag ñu siy remercier médecins yi ñoom yëpp ak ministre de la santé di leen jaajëfal askan bi yëpp kontaan nañ ci ñoom bu ñu jógee ci loolu nag tey Reubeuss tey bi ñu yeewoo dafa am ak jiixi jaaxa fi am concernant chef de quartier bi ay nit daw di bindu ji di yóbbu seen carte d'identité ndax dañoo dégg ne am na don bu ñu fay joxe ñi naan don bi mairie bi la ñi naan don bi chef de l'état bi la coono nag bari bu xante bi bari foofu dem nañu dëkk suñu micro suñu chef de quartier bi Pa As Diak mu wax expliquer askan bi dañuy suivre reportage bi. woo maire yi ci distribution bi nga xam ne aide bi nga xam ne moom la président de la République def pour les familles démunies maa ñi ñàkk ci affaire feebar bi ñu demee toog maire bi toog waxtaan ak ñun wax ñu affaire ba pare commission bi nga xam ne moo yore affaire bi toog waxtaan ak ñun du dëgg bi ñu waxalee d'abord ñoom seen bopp la waral ñu war a def démarche yi la bi mu leen jëkkee posé question dama leen wax ne ndax lii ngeen wax ñi amul bourse familiale ci lañ bokk wala bokk ñu ne bokk ñu ñëpp ñu ne ñoom ñëpp lépp ci bokk parce que ndimbal bi ak ndimbal maire yi du benn kii gouvernement bi le président de la République moo ko joxe donc ñëpp ci bokk pour loolu nag ñu laaj ñu photocopie carte d'identité ak numéro téléphone moo tax ma doon récupérer loolu ci gox bi ma ne bàjjeni gox yi dem leen ci gox bi récupérer carte d'identité indil ma ko suñ ko dajalee ba nga xam ne commission bi ñëw na ma jébbal leen ko nag ñoom ñoo xam naka lañ koy rattaché mais man voilà loolu moo doon suma liggéey mais xamal ne leen nañ def sama ne leen ndimbal bi président de la République ko joxee du maire yi du ceebu maire yi aide la aide bi suñu ay kits lañ leen jox dañ jox ay bon ñu dem jëli ko du dëgg kooku ça n'a rien à voir avec li nga xam ne moom la Aliou Ndoye di joxe du benn waaw kooku lan lañ ko xam. kon su ma la déggee bu baax affaire bi affaire maire de Dakar Plateau affaire état la. affaire état la c'est l'état moo joxe lii du plateau waaw da ko jaar nag ci plateau bi parce que comme maire Aliou Ndoye maire de plateau mais dañ koy tas ci plateau bi jël ko jox ko commission bi ñu woowee nag léegi nag gox bu nekk commission bi nag moom mooy def yore dispatching bi léegi nag ñoom ay kii si lañ joxe dégg naa ay moo lay joxe loolu ça n'a rien à voir ak li nga xam ne moom la maire Aliou Ndoye di joxe du benn. léegi est-ce que maire Aliou Ndoye jot na leen woo ni am na lu mu paral Dakar Plateau pour ci feebar. xam nga li ma bëgg man affaire ceeb maire Plateau mësul jaar suma loxo toppatoo moo ko sax dégg li wóor daal bi ñu ma woowee wax nañu ma affaire boo xam ne ci mbir bi nga xam ne moom la Macky Sall joxe mooy état yi moo ko joxe. comme askan bi dañ ko suivre déclaration chef de quartier bu Reubeuss indi leeral ci jiixi jaaxa bi fi am ni ngeen ko dégloon nag expliqué na wax na ci problème bi que don yi ñëw doowu état bi la ñoom ñoo ko jox ma tey mënoo récupérer ay pièces d'identité loolu nag dañ ko def pour leeral askan bi ndax coow li bari na te Reubeuss TV dafa tëddee njaaxanaay bëgg lépp leeral askan bi xam parce que dañ fi nekkal ñëpp ku ñu soxla ku ne ñu ngi fi askan bi nag moo ñu tax a jóg moo tax ñu bëggoon indi yenn éclaircissement pour nit ñi xam fu dëgg bi féetee tey loolu lañ la indi loon ci biir loolu nag gis nañu coronavirus mi ngi law du sonal monde bi ñëpp am nañ problème fu mu toll nii confinement yi couvre-feu yi dara doxatul ci jamono ji ñu wax ak yéen nii ba fi ñuy wax ak yéen nii nag tey bilan wu coronavirus bi ci monde bi mi ngi toll ci 1 650 210 personnes yoo xam ne ñoo positif 100 376 personnes ñàkk nañ ci seen bakkan gis nañu tamit que 368 662 personnes tane nañu ba ñibbi seen kër lim bi nag day gën a yokk chaque jour
fu mu toll nag pays yi gën a touché actuellement ci àdduna bi États-Unis moo nekk ci kaw ñoom jamono bi ñuy wax ak yéen nii ñu ngi toll ci 488 980 cas positifs 18 009 personnes ñoo si ñàkk seen bakkan. Espagne topp ci 157 053 personnes ñoo positif 15 970 personnes ñoo si ñàkk seen bakkan su ñu demee fu mel ni Italie ci biir 24 heures yi rek 570 personnes ñàkk nañ ci seen bakkan yóbbu seen lim ci 18 849 personnes si ñàkk seen bakkan Italie moo ëpp ay décès jamono ñuy wax ak yéen nii ñoom seen lim rek ñi positif ñu toll ci 147 577 personnes. Allemagne tamit toll nañ ci 119 624 ñi si ñàkk seen bakkan toll ci 2607 France tamit si dernier 24 heures rek gis nañu ne 987 personnes ñàkk nañ ci seen bakkan diggante démb ak tey mu nekk lim boo xam ne presque jege na 1000 personnes mu nekk lu diis lu doy waar. France nag jamono jii ñu toll si 124 869 personnes yu positif 13 197 personnes ñoo si ñàkk seen bakkan dañ dem Angleterre tamit. 71 078 personnes ñoo si ñàkk seen bakkan fu mu toll nii mu nekk lim boo xam ne bari na soo demee ba Chine tamit jamono ni 81 907 personnes ñoo ci feebar Chine mooy dëkk bi nga xam ne ñoo njëkk am cas de coronavirus ñi si ñàkk seen bakkan toll ci 3336 personnes fii nag ci Afrique suñu continent Afrique du Sud mooy pays bi gën a touché ñoo gën a sonn. ñoom fu jamono toll ni dépassé nañu barre de 2000 personnes yi ñu ngi ci 2003 personnes yu am coronavirus 24 ñoo si ñàkk seen bakkan 410 ñoo ci taneegul Algérie toll si 1761 personnes yu positif 256 personnes ñoo si ñàkk gum seen bakkan 405 ñoo tane Maroc aussi 1431 personnes ñoo ci feebar positif ci coronavirus bi 105 personnes ñoo si génn àdduna jamono ñu wax ak yéen nii 114 personnes ñoo si tànne ba dellu seen kër. Égypte aussi muy premier pays africain bi am premier cas Covid 19 bi ñoom ñu ngi toll si 1699 personnes yu positif 118 personnes ñoo si ñàkk seen bakkan 348 ñoo si tane ba dellu seen kër. Cameroun yaakaar naa ni mooy pays continent Afrique fii ci noir yi mooy pays bi nga xam ne moo gën a touché jamono ñuy wax ak yéen nii. mu ngi si toll si 803 personnes yu positif ci coronavirus bi 12 ñoo si ñàkk seen bakkan 61 personnes ñoo si tane ngeen gis ne lim boobu li ci des bëri na trop ñu ñaan na yàlla tamit yàlla na fa yem ba fi ñuy wax ak yéen nii metti na trop ci partout dans le monde ñu ñaanal ñëpp nag ñaanal ñëpp ba pare di gën a féliciter suñu médecins yi ndax jamono ji yaakaar naa médecins yi ñuy def liggéey bu doy waar liggéey bu mucc ay fii àdduna bi toll nii ñoom dong ñoo fi nekk di sauver nit ñi ñu ngi liggéey lu rafet Reubeuss TV nag da leen rendre hommage di leen remercier di leen féliciter ñu xam ne que dëkk bu amul médecine bu développé su genre cas yi amee dañuy sonn dañu xoolaat suñu médecine bu dëkk gën ko yokk Afrique tamit fépp parce que Afrique dañuy ne pays pauvre continent pauvre na dëkk yi gën a farlu ci li jëm ci santé parce que santé mooy lépp conseil boobu rek lañ am lu ñuy jox suñu état yi suñu dirigeants yi kon nag chers internautes comme ni ngeen ko gisee tey vendredi 10 avril li ñu leen indiloon ci seen journal coronavirus di leen jox dig